waaw salaamaaleykum mbokk internet yu El Vision Média maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar di am mbégte ak bànneex saa su nekk di leen retrouver te nag ñu ngi fii nga xamante ni moom mooy ci IEF bu Thiaroye donc inspection de l'éducation et de la formation bu Thiaroye maa ngi toog ak ki nga xamante ni mooy inspecteur Alla Thiaw inspecteur maa ngi lay nuyu. maa ngi delloo nuyu di nuyuwaale aussi en même temps mbokk internet yëpp. di am mbégte bu baax ci li ngeen ñëw tey jii ci inspection de l'éducation et de la formation de Thiaroye seet si ñu. d'accord tey ñu fekk la fii nga toog tey est-ce que mën nga ñu wax tey yow yaay kan ak ban fonction nga occupé fii nga xamante ni mooy ci IEF bi. waaw inspection de l'éducation et de la formation de Thiaroye man maa doon secrétaire général bi. fan yi passé nag ki nga xam ni dafa doon inspecteur bi ko doon gérer dañ ko affecté mu doon directeur des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale mu doon ndam lu rëy loo xam ne vraiment Thiaroye am na ko ci léegi nag comme man lañ toftaloon ci ginnaawam bu demee rek en attendant man maay jël poste bi ñu jiite liggéey bi fi mu nekk nii ci Thiaroye kon boog en tant que secrétaire général presque par intérim man maay inspecteur de l'éducation et de la formation bu Thiaroye ci jamono jii ñu nekk nii. d'accord ci jamono jii ñu nekk kon mën nañ jàpp ni yow yaa fi nekk donc tey ñu gis ni aussi tamit ci jamono ji yéen a ngi ci local boo xamante ni bu bees la parce que su ma juumul yéen a ngi toxoo Thiaroye ci camp bi daal di ñëw fii. donc tey fii ngeen tox si tey mën nañoo xam ba xam yéen a ko moom wala tey da ngeen fee luwe. waaw si camp bi lañ nekkoon foofu la ñu vraiment ñëpp xam nañ ne tam aussi camp ba bañ fa nekkee dafa amoon ay inondation bi inondation yi ñëwee jël inspection bi nga xam ne wax dëgg yàlla dañ koo tabaxoon pour ñun léegi waa inspection d'académie abal ñu ñeenti salle foofu bi ñu abalee ñeenti salle wax dëgg yàlla xatoon na trop. bi mu xatee nag aussi si le inspecteur Badiane bi nga xam ne moom moo fi nekkoon wax dëgg yàlla taxaw ci taxawaay bu rafet ba ñu jox ñu fii xam nga su fekkee wàllu administration moom kenn du wax dañoo loué wala dañu bañ a loué mais ci dëgg-dëgg du locaux yoo xam ne ñun ñoo ko moom kon fii c'est conventionné loolu lay administration di wax dañ ko conventionné état Sénégal ci boppam ñoom ñoo ñu ko jëlal pour ñun ñu toogandi fi liggéey fi ba yàlla di def nag suñu inspection bi soo demee au niveau de l'IASA gis nga ni ñoom ñuy tabaxal comme fële nag dafa xatoon trop wax dëgg yàlla te loolu du méngoog liggéey buy antu bu baax looloo tax inspecteur Badiane def le tout ba yàlla def ci taxawaayam lañ ñu jox fii état bi conventionné ko ñun ñu commencé di fi liggéey depuis lundi passé. donc tey su ma bëggoon xam ma ni la tey par exemple IEF bi tey nan la organisé woo. organisation de l'IEF tey nu ngeen ko organisé tey IEF bi ci kaw ba ci suuf. waaw IEF bi niñ ko organisé. du loo xam ni ñun ñoo koy defal sunu bopp loolu dafa am benn décret boo xam ni moom lañ tuddee décret 2012 1276 du 13 novembre 2012 moom mooy décret bi nga xam ni moom moo wax ci ni ñuy créer IEF yi ak ni ñuy créer IA yi ci décret boobu tam aussi am na luñ ci toftal loo xam ni moom mooy indi li ñuy tuddee organigramme boobu nag moom mooy joxe organisation d'une inspection de l'éducation et de la formation léegi inspection de l'éducation et de la formation boo ko jëlee
ki nga xam ni moom moo nekk ci kaw moom mooy inspecteur de l'éducation et de la formation bi moom dafay am li ñuy tuddee secrétaire particulier suñ jugee ci moom dañuy ñëw ci secrétaire général bi secrétaire général bi moom mooy jàppale inspecteur de l'éducation et de la formation bi ci yeneen bureau yi nga xam ni ñoom ñoo am ci inspection bi bureau yi nag bëri nañ daanaka toll nañ ci lu mat juróom-ñaar am na lu ñu naan bureau des ressources humaines am na lu ñu naan le bureau évaluation ak kii planification am na bureau bu ñu may wax bi activité pédagogique donc daal bureau yi donc bu weesoo inspecteur beeg secrétaire général bi bureau yëpp ñoom ñoo tolloo niveau léegi nag bureau bu nekk aussi dafa am lu ñuy tuddee yenn division yi nga xam ni ñoom ñooy jàppale tam bureau yooyu seen liggéey ba jëm ci suuf donc daal ni ñu koy mën a tënkee daal inspecteur de l'éducation et de la formation moo nekk ci kaw secrétaire général topp ci mu topp ci après bureau yi bureau bu nekk tam aussi am nga benn genre division boo xam ni moom mooy gérer yenn activité comme lu mel ni wàllu planification lu mel ni wàllu ressources humaines lu mel ni wàllu évaluation donc lu mel ni wàllu examen et concours yooyu yëpp dañoo doon ay kii yoo xam ni ñoom lañ ci toog pour inspection de l'éducation et de la formation bi mën a doxal ay liggéeyam. donc tey inspection de l'éducation et de la formation est-ce que mën nañ xam lan mooy rôle am exactement. waaw rôle am moom wax dëgg yàlla su fekkee dañ koy def ci tënk rek moom mooy gérer wàllu njàngale mi ci circonscription bi mu nekk su fekkee da ngaa dem ci yenn dëkk yi comme département yeeg yooyu sax ñoom inspection de l'éducation et de la formation dafay xaw a tolloog dimension département bi mais Dakar comme dafa am particularité ak yenn ville yi nga xam dañoo am particularité moom beneen affaire la mais inspecteur de l'éducation et de la formation ñoom ñooy gérer wàllu njàngale mi ci circonscription bi ñu nekk suñ nee nag léegi gérer wàllu njàngale mi ci circonscription bi foofu dafa doon préscolaire élémentaire le moyen ak wàllu daara yi ak li ñu tuddee EBJA yi moom mooy éducation de base des jeunes et des adultes quoi loolu moom aussi dañ ko ci boole mais la plupart du temps aussi c'est une activité boo xam ne nit ñi dañ ko dul xam bu baax mais aussi une partie importante ci enseignement technique et formation professionnelle donc lépp lu di njàng ci wàllu boobu rek ba mu des lycée inspection de l'éducation et de la formation moom moo koy gérer moom moo koy saytu moom la ñuy àndal tam aussi bu fekkente ni am na ay initiative yu bees yoo xam ni ñoom bëgg nañ ko mettre en place ci moom la ñuy appuyer pour def ko moom mooy nekk tam koo xam ni aussi daf fiy nekk pour am relation ak autorité administrative yi autorité territoriales yi ak ñëpp ñoo xam ni wax dëgg yàlla bëgg nañ ñëw jàpp ci wàllu école bi. d'accord dégg naa nga wax relation ak autorité administrative yi donc tey bëggoon nañoo xam tey IEF bi tey relation ak autorité administrative yooyu comme les politiques tey lan la. waaw bu dee autorité administrative yi moom loolu tam aussi ay relation yoo xam ne dañ ko définir mu clair parce que autorité administrative bi nga xam ni moom mooy lu mel ni préfet ak sous-préfet ñoom fépp fu ñu nekk ci territoire bi rek ñoom ñoo ko jiite ñoom képp ku di fonctionnaire ci territoire bi nga xam ni ñoom lañ ko def comme par exemple bu fekkee da nga jël Thiaroye li ñuy tuddee l'arrondissement de Thiaroye képp koo xam ni da nga fay nekk fonctionnaire rek wax dëgg yàlla ci sous-préfet bu Thiaroye ngay dépendre aussi en même temps sur le préfet de Pikine donc inspection de l'éducation et de la formation ci wàllu administration ñooñu ñoo ko féete kaw léegi nag bu fekkente ne wàllu pédagogie la tam aussi am na keneen ku ko féete kaw moom mooy li ñuy tuddee inspection d'académie inspection d'académie boobu nag fii moo ngi tudd inspection d'académie Pikine Guédiawaye donc ñun sur le plan administratif on est sous couvert inspection d'académie si wàllu pédagogique une partie de l'administration su fekkee nag da nga jël administration pure tam aussi ñun dañuy dépendre sur préfet Pikine ak aussi
le sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye. Pour léegi autorité politique yi xëy na mën nañ ci wax autorité des collectivités territoriales moom mooy mairie yeeg yooyu ñooñu moom du ne ñooñu bokk ñook autorité administrative yi nga xam ni moom rapport yi xëy na rapport hiérarchique la mais fii moom rapport de collaboration lañ am ñun autorités territoriales yi dañuy collaborer ak ñoom parce que dafa am pàccu njàngale mi moo xam ni dañ koo jël dénk ko normalement autorités territoriales yi donc ñoom ñooñu ci war a jàppale xëy na yenn yi mën nañ jàpp ne dina xaw a ñu ngi leen di jàppale. waaw donc ñoo ngi ñuy jàppale parce que fan yee passé rek bi ñu waxee ne dañuy tàmbaliwaat njàng mi lu mel ni mairie Pikine wax dëgg yàlla jël nañ en charge suñ école moyen public yépp te li ñu leen jox ci matériel ñoom ñépp wax nañ ne wax dëgg yàlla mën na leen a mën naa régler seeni mbir peut-être fi amoon problème tuuti si foofu rek ci moyen bi mooy masque yi moom moo parewul woon mais ñoom def nañ ba actuellement élève moyen public bu nekk sa war naa mën a am ñaari masque en attendant ñu commencé jàng te am na benn lien bu ñu envoyé boo xam ni bépp école loo manqué rek da nga ko fay bind comme ça ñëw na léegi bu fekkee tam aussi da nga jël yeneen communes yi parce que l'inspection de l'éducation de la formation de Thiaroye juróomi commune ñoo ko composé am na Thiaroye Gare am na Tivaouane Diacksao am na Mbao ñooñu tam aussi wax dëgg yàlla ñoo ngi liggéey ak ñoom ci collaboration bu mat sëkk su fekkee da ngaa jël fu mel ni Diamaguène Sicap Mbao wax dëgg yàlla biñ fiy ñëw sax ñoom am na ay bureau yoo xam ni le maire moom moo ñu ko jox donc loolu rafetlu nañ ko ba pare tam aussi ñoom jug nañ jox ñu bi ñuy waaj a reprendre jox ñu ay jox suñu école yi ay masque jox leen ay eau de javel jox leen énormément de choses te Diamaguène Sicap Mbao noonu mu ko defee Thiaroye Gare tam noonu la ko defee Thiaroye Gare aussi joxe nañ ay masque joxe nañ ay thermoflash joxe nañ lépp ba ñun presque li gouvernement bi indi woon sax dañ ne côté boobu nañ ko jox privé yu Thiaroye Gare yi parce que ñoom matal nañ sëkk nga jël Tivaouane Diacksao bi mu ñëwee itam aussi wax dëgg yàlla ñoom dañoo taxaw ne ñun sunu maire jox nañu lépp soo demee Thiaroye-sur-Mer tam aussi le maire wax dëgg yàlla contribué na ba jour bi nga xam ni ñoo ngi doon ci distribution yi sax taxaw na ne lii dinaa ko yokk nga jël fu mel ni Mbao tam aussi le maire de Mbao wax dëgg yàlla moom tam aussi taxawaayam ñoo ngi koy rafetlu moom tam lu bëri génne na ko joxe ko ci mbir mi ba ñun wax dëgg yàlla le deux boobu bu fekkoonte ne problème matériel rek la doon nañ mën a commencer te loolu li ko facilité mooy li nga xam ni mairie yi joxe nañ ko plus aussi li nga xam ni état nag wax dëgg yàlla indi woon na ko pour ñu mën a démarrer ñun ñu jàpp ci privé. donc aussi tamit ma dégg la aussi ci sànq nga comme ni nga waxee rek donc yéen a gérer li nga xamante ni moom mooy éducation bi donc te léegi Sénégal fii ku wax éducation wax problème de niveau parce que ñu bëri ñu ngi koy wax problème niveau am na donc tey yéen loolu ban gis-gis ngeen si am. waaw problème mu niveau moom wax dëgg yàlla am na mais problème mu niveau bi tam aussi buñ ko yemale ci école bi rek parce que soo seetloo ñi nga xam ne ñoo ngi football sax nit ñi dañuy toog ba si yàgg ñu naan Baba Touré kenn duñ mës a amati ku ko dàq football ci Sénégal bu fekkee da ngaa jël sëriñ yi aussi ñëpp xam nañ ni am na yenn sëriñ yu yàgg yoo xam ni kenn du yaakaaratuñ Sénégal ñu am seen niveau donc monde bi actuellement nii moom moo xaw a bindoo noonu un peu partout foo ci dugg rek nit ñi dañ naan en réalité niveau bi dafa wàcc léegi nag école bi nit ñaa ngi naan niveau bi dafa wàcc mais ñi koy wax ñépp la plupart du temps duñ ko càmbar ba pare soog koo wax gis nga bu la ci kenn nax génération bu am nañ mën a jàng am nañu mënta jàng mag ñi seen génération amoon na ñoo xam ne dugg nañ école mais réussiruñ mais comme
comme léegi nit ñi dañoo gën a bëri ci dëgg-dëgg ñi mën a jàng yokk nañ mais ñi mënta jàng tam aussi yokk nañ te loolu xam-xam dëgg moom moo lay mën a dimbale pour nga mën a def mesure boobu parce que fi mu nekk nii xamuñu li démographie tuddee la valeur relative mooy pourcentage yi ci ñi mën a jàng ak ñi mënta jàng amul benn étude bu sérieuse boo xam ni am na ci boo xam ni dina mën a teg dut baaraam ci loxoom ne lii la kon boog ñun en tant que technicien lu demee noonu bu amee dañ ciy xaw a tey bu fekkee dañoo war a wax sur le plan technique kese amul donnée bu fiable boo xam ni wane na ne niveau bi réellement dafa baissé mais nag dinañ gis ne bëri na élèves yoo xam ni wax dëgg yàlla amuñu niveau loolu nag li ko waral bëri na ndaxte léegi élève bi bu demee këram am na possibilité jàpp 100 chaînes de télévision de sorte que leçon yi nga xam ne dañ ko doon jàngal mu war koo jàng këram dootu ko tal a jàng ndax télé bi léegi itam aussi seetlu nañ ne parents yi contrôle bi ñu doon am seeni doom mënatuñ koo am parce que tout simplement sur le plan matériel leneen daf leen a soxal ba pare nag aussi am na loo xam ni aussi nu ñu mun a def tam ñu wax ko moom mooy làkk bi nga xam ni wala mën naa ne sa làkk yi nga xam ni moom la ñuy jàngee ci Sénégal tam aussi parfois dina doon loo xam ni dafay indi vraiment frein ci ñi nga xam ni aussi dañuy jàng parce que Sénégal dafa uteeg pays Afrique yu bëri fi mu nekk nii soo demee ci réewu ñag yi pratiquement ku jàngul sax yaa ngi débrouiller di làkk français alors que ñun yàlla dafa defoon ci ñun jom bu rëy boo xam ni ñun français bi dañoo demoon ba rejeter ko ndax ñun relation biñ am ak France ñun ñiy dëkk ci banlieue yi boo ñu seetloo buñ demee sax fi ñu dëkk di làkk tubaab nit ñi dañuy beddi ne ñu dañoo génn xeet léegi nag loolu en réalité mën na doon loo xam ne dafay law ba puus suñ doom yi ni ñu waree woon déggee tubaab déggewuñ ko te loolu aussi leneen dina ko misaal temps Senghor ministre yi koo ci interview woon mu làkk français ba pare nga ne ko làkkal wolof danaan la dégguma ko Abdou Diouf bi mu fi njëkkee làkk yenn wolof yi sax nit ñi dañ doon reetaan naan Abdou Diouf wax na wolof ba pare nag ñu bëggee woon loolu Ablaye Wade bi mu ñëwee xam nañ ni ministre am yi moom boo leen doon interviewé ñu làkk français ba pare sa ñoom ñooy nangu micro bi ne la en wolof Macky Sall aussi seetlu nañ ne benn moment même Covid bi sax dafa wax ay ministre am dee leen làkk yi pour nit ñi di ko dégg ce qui veut dire que donc Sénégal peut-être étude bu sérieuse amu ci rek mais bañ a ñàkk làkk tubaab bii sax forme de résistance culturelle la boo xam ni dañ koo am contre la France et xëy na autorités yi nga xam ne ñoom ñoo gën a sori loolu waroon nañoo gën a mën a pousser sax ñun ñu seet suñu làkk yi nan la ñuy def ba jàngal parce que suñu waxantee dëgg rek man mii leer na ma naññ ne sama doom moo ma gën a muus man bi may am at yi mu am parce que environnement lim ko may ci mu xam lu bëri man sama environnement mayuma ko mais donc yooyu yëpp dafa doon ay obstacles yoo xam ni tax na ba nit ñi jàpp ne xale yi dañoo seen niveau dafa baissé mais loolu dina ma jaaxal parce que nit koo xam ne yaa ngi naan dafa gën a muus moo ngi jëfinu ku gën a muus ñu koy jàngal du réussir ci jàng bi donc problème bi kon fan la féete est-ce que du tii liñ koy jàngale moom mooy problème. am na aussi tamit ñuy wax ni problème mu professeurs yi la aussi parce que formation bi war si ñoom tamit duñ ko recevoir. waaw loolu aussi sincèrement moom man du ma ko miin ndaxte benn moment amoon na recrutement boo xam ni wax dëgg yàlla gënul woon loolu lañ doon wax le quota sécuritaire mais fi mu nekk nii ñun inspecteurs yi
ak inspecteurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci CRFP yi di former jàngalekat yi xam nañ ni actuellement nii il y a de cela bi fi ministre Serigne Mbaye Thiam nekkee ba léegi presque lu mat léegi mu mat 10 ans jàngalekat yi nga xam ne ñoo ngi leen di tàggataat di leen dugal ci classe yi ay xale yu xaarañ lañ te mën a jàngale di nga ci gis yenn saa yi benn classe boo xam ne boo ci duggee su fekkee téeméer lañ juróom benn fukk yépp am nañ licence ñii am ci maîtrise ñi am ci doctorat ñoom ñu ñëw nangoo def concours boo xam ne niveau bac la donc ñooñu boo leen toogee di leen jàngal dañuy am niveau mais effectivement li nga wax dëgg la dans les années 2000 dugal nañ ci njàngale mi ñoo xam ne ci quota sécuritaire lañ duggee woon te ñooñu duggee ci quota sécuritaire wax dëgg yàlla bénéficié wu nañ sax ab formation mais xëy na ñooñu la nit ñi di pointer doigt naan ñenn ñi ci ñoom parce que c'est pas tout le monde seen niveau xaw na poser problème mais loo ci mën di wax rek jàng moom dañ koy nafar kër ga. d'accord donc école yi nga xamante mooy école privée yi tey ban rôle lañ am ci biir kii IEF. waaw école privée yi moom wax dëgg yàlla bu dee caaro yi moom école privée yi rôle bi ñu fi am moom rôle bu mag la soo jëlee lu mel ni préscolaire pratiquement ñetti école publique ñoo fi nekk ak presque 60 écoles privées nga jël lu mel ni élémentaire bi fanweer ak benn école publique ñoo fi nekk ci lu ëpp 200 ci école privée nga jël moyen bi moom mooy CM yeeg yooyu fukki école ak ñett moo ci nekk public lu ëpp juróom fukk privé la kon boog Caaroy soo koy seet wax dëgg yàlla privé bi moo ko yor nga jël effectif yi téeméer boo jël presque juróom benn fukki ak juróom ci public ci privé bi lañ nekk fanweer ak juróom yi rek ñoom ñooy nekk ci public bi kon léegi Caaroy boo koy seet bu baax ba seetantal ko privé bi moo fi ëpp doole presque ñaari yoon que école publique yi léegi nag privé moom fu mu ëpp doole la plupart du temps chance lay doon parce que ñi nga xam ne dañuy yóbbu seeni doom privé au moins ñoom am nañ tuuti moyen biñ amee moyen tuuti ba pare li may wax nag xëy na defuma ci gëstu bu leer mais buñ amee moyen tam ba pare souvent dina doon parents yoo xam ni jàng nañ ba xam réellement valeur jàng yi ba pare tam aussi souvent ñi yóbbu seeni doom privé tam aussi dinañ jëlaat maître boo xam ni day topp seen doom kër ga di leen jàngalaat et loolu nag bu amee wax dëgg yàlla élèves privé yi dañuy ëpp chance élèves public bi parce que seen encadrement moom muy gën a dëgër moom moo tax Caaroy wax dëgg yàlla suñuy waxal dëgg rek c'est vrai que public bi ay jàmbaar yu rëy lañ ñu mën a jàngale lañ à la limite comme ñoom ñoo ëpp formation sax ñoom wax dëgg yàlla seen xarañte amul ku ko weddi mais jàng moom encadrement la demandé et public bi moom privé bi di moins moom mu ëpp encadrement que public bi et loolu tam moom moo tax réussite bi wax dëgg yàlla fii ci Caaroy foofu la ëppee ce qui est tout à fait normal wax dëgg comme ni nga ko waxee noonu école privée yi niñ ko nemmeekoo ci Caaroy yi bëri na trop donc tey est-ce que école privée yëpp ñu ngi répondre aux normes yi nga xamante ni ñoom la ñu laat ba xam am nañ kayit yi nga xamante ni ñoom la ñu war waaw bon école privée yi quand même ñu ci ëpp am nañ kayit boo xam ni mën na leen a permettre ñoom ñu fonctionner loolu la ñuy tuddee autorisation su boobu weesoo tam am na benn boo xam ni moom moo lay tax nga mën a am subvention ci li état bi di joxe loolooy reconnaissance am na tam école yoo xam ni am nañ li ñuy tuddee récépissé de dépôt c'est-à-dire ñoom ubbi nañ defar nañ seeni papier ba jox ko inspection jox ko inspection d'académie jox ko ministère de l'éducation
en attendant ñuy ñëw di leen seet mais nag aussi am na école yoo xam ne ci clandestinité lañ nekk mais ñun en tant qu'inspection école yi nga xam ni dañoo nekk clandestinité ñun yenn saa yi dañuy dem dugg fa buñ fa duggoon nag ñun duñ leen yuuxu duñ leen saaga duñ leen def dara lu dul waxtaan ak ñoom ne leen yow lii nga nekkee est-ce que gënal na la et suñ leen ko waxee rek ngeen naan déedéet nañu inspecteur nan lañ mën a def ba nekk ci normes yi mais ñu jox leen conseil ne la da ngay def lii da ngay def lii da ngay def lii et loolu la plupart du temps bu ñu ko defee rek kooku dafay commencer constituer ay dossiers ñu déposer doon école boo xam ne école bu légal la parce que ñun vraiment loolu mooy suñu rôle aussi en tant qu'inspecteur conseil daf cee bokk conseil yooyu nag la plupart du temps ñun dañ koy jox ci ñi nga xam ni wax dëgg yàlla liñ nekkee xamuñu ko ba loolu aussi dafay régler seen problème. d'accord avant dernière question léegi ñoom école yooyu nga xamante ni nekkuñu ci yoon donc tey examen yooyu nu ñuy def pour mën a boole seen élèves yi ci examen yi. waaw xam nga examen yi moom ministère dafa dogal ne élève mën na koo def en tant que candidat individuel léegi école yooyu ñoom la plupart du temps école yi ñu reconnaître école yi ñu autorisé école yi déposer seen récépissé de dépôt ñoom moom mën nañ am ay candidats officiels mais école yi nga xam ne ñoom loolu fekk ñu leen ci ñoom souvent dañuy ñëw déposer seen élèves comme candidat individuel bu ñu leen déposer leen nag comme candidat individuel mën nañ am seen BFM mën nañ am seen CFE mais entrée en sixième duñ leen mën a orienter parce que tout simplement xamuñu leen et la plupart du temps day doon élèves yoo xam ne sax ñoom dañuy continuer dans le privé ba duñ fa am benn problème mais ñooñu aussi ñun wax dëgg yàlla beddiwuñ leen fu ñu leen gisee rek dinañ fa yabal ndaw mu dugg fa conseiller leen ba pare tam aussi ñun bu ñuy am suñuy activités yenn yeeg yooyu comme activités yi nga xam ni vraiment IEF bi moo ko préparé pour defal ko ay école am comme ay yenn formation affaire yu yëpp duñ leen jël beddi leen parce que aussi soo leen jëlee beddi leen rek dañuy continuer ci clandestinité boobu dañ leen di jël former waa leen aider leen ñëw parce que ñun leer nañ ne bu fekkoon Caaroy dañ koo yemale ci public bi kese kon ñiy toog duñ jàng kenn du xam fu mu toll léegi nag ñun gouvernement bi teguñu ñu fi pour ñun ñuy nekk rek ñoo xam ne dañuy sanctionner dañ ñu fay teg pour su problème amee ñu seet nan lañ koy régler ba mu gënal Caaroy ba mu gënal gouvernement bi te du am benn difficulté. d'accord donc dernière question est-ce que tey mën nga ñu ñëwaatal ci taux de réussite bi nga xamante ni moom la ñu am ci biir Caaroy ci examen yi ñu génn CFE ak BFM. waaw léegi CFE ak BFM moom. wax dëgg yàlla ñoo ngi ciy sant. parce que lu mel ni CFE daaw am nañ 67,08% de réussite moom mooy téeméeri xale yoo jël. juróom benn fukki ak juróom-ñaar. moom mooy sa réussir nañ. loolu nag biñ ko amee moom moo ñu jox ñun Caaroy ñu jël premier. ci IA Pikine Guédiawaye ma rappelé ko moom mooy IEF Guédiawaye IEF Pikine IEF Kër Massar ak IEF Thiaroye léegi nag IA Pikine Guédiawaye si CFE pratiquement moom moo jël premier sur le niveau national donc ñun mu leer nañu ne Thiaroye bu fekkoon classé nañ IEF yi su jëlul premier du weesu quatrième donc Caaroy ak ni ko nit ñi di déggee ci njàngaay ak affaire yooyu ci wàllum jàng ci ñi gën a performant ci Sénégal si lañ bokk ma rappelé itam ne IA Pikine Guédiawaye mu jël premier ci bac au niveau national léegi nag BFM la ñuy xaw a sooxee tuuti te BFM bi tam lim xaw a sooxe nit ñëpp xam nañ ko yenn saa yi di nga toog dégg ñu naan école diw ca région tel ca département tel am nañ 100% ainsi de suite bon loolu moom ñi koy am. yàlla na leen yàlla jàppale ñu koy continuer di am. mais ñun suñuy résultat
ci BFM 43,62% la. mooy téeméer boo jël. ñeent fukki ak ñett wala ñeent fukki ak ñeent. wax dëgg yàlla réussir nañ. tuuti na nag parce que vraiment bëggoon nañ mu ëpp téeméer bu nekk juróom fukk mais xam nañ ni sunu BFM wax dëgg yàlla jàppale nañu ba ñoo ngi koy teg ci ay normes yoo xam ni xam nañ ni vraiment lii moom moo fi mën a nekk moom moo am parce que soo seetloo entre CFE nga jël premier sur le plan national bac nga jël premier sur le plan national et BFM ngay mujjee loolu day jommal nit ñi. d'accord wax dëgg yàlla day jommal nit ñi waaw. d'accord mu nekkoon un grand plaisir vraiment. am la ci suñu plateau. wala ci suñu antenne. maa ngi lay jaajëfal bu baax di la remercier ci disponibilité bi. ma bàyyi la nga joxe le dernier mot. waaw le dernier mot mooy yéen aussi di leen remercier bu baax parce que lii ngeen def nii dinañu permettre ñun ñu gën a am visibilité nit ñi gën ñu ñeme surtout sax li nga xam ne wax naa ko ci école clandestine yi. xëy na nit ñi bu ñu seetaanee seen télévision dinañ ŋàbb seeni bagages ñëw ne inspecteur dimbale ñu régler suñuy problème te école clandestine yi wax dëgg yàlla actuellement bëreetul caare parce que dañ ci doon dox di ko wax. leneen aussi mën nañ ko wax mooy tuxu bii ñu tuxu wax dëgg yàlla ñoo ngi koy santé bu baax inspecteur Badiane am nañ ay locaux yu baax yoo xam ni dinañu mën a permettre ñu def suñu liggéey te du am benn contrainte. ba pare tam aussi fii ñu tuxu dañoo am chance suñ école yi fi mu gën a bëree fa la inspection bi nekk kon boog inspection bi dafa gën a jege jàngalekat yi parce que suñ école yu bëri ci commune Mbao lañ nekk ak commune Diamaguène Sicap Mbao et ñëpp xam nañ Diamaguène Sicap Mbao ak Mbao ñoom fii moo leen gën a jege ka camp ba donc loolu tam aussi c'est une situation boo xam ni wax dëgg yàlla jox nañu satisfaction bu baax. ba pare tam aussi di tax tam ma gën a kontaan mooy nit ñi buñ dégloo lii dinañ xam ne Caaroy bii kat wax dëgg yàlla turam doy na waar mais li muy def ci ay résultats doy na waar tam ci Sénégal kon boog ñu jàppee ko noonu rek xam ne xel tam aussi dafay fattu lépp loo xam ni aussi xëy na wax naa ko mu déranger maa ngi ci jéggalu lépp loo xam ni aussi wax naa ko mu jaar yoon maa ngi koy jox yàlla rek xam ni moom moo ma dimbale ba ma mën ko def et comme ku gërëmul nit aussi doo gërëm yàlla ma delsi rek di leen gërëm xam ne lii aussi lu ñu rafetlu la ba pare nag di leen wax ne suñuy buntu ubbeeku na et dinañ dem en collaboration ba bépp activité boo xam ne am nañ ko sax ñu woo leen ngeen ñëw assister ñu bu ko defee di ngeen ñu gën mën permettre nit ñi gën a xam Caaroy ci Caaroy gën a xam Caaroy ci biir Caaroy mais gën a aussi xam Caaroy ci biir Pikine ci biir Dakar ak ci biir Sénégal donc maa ngi leen di gërëm di leen sant. wasalaam macha allah kàddu yi rafet na yéen aussi mbokk internet yu El Vision Médias maa ngi leen jaajëfal ci teewlu bi ngeen ñu doon teewlu ñu nekkoon fii ak inspecteur Alla Thiaw doon waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom la géré fii donc mbokk internet yi maa ngi leen di jox dig daje ci beneen émission incha allah.